asalaamaaleykum mbokki xarit ñi déglu suñu émission en politique ñuy dalal Assane Mbaye nekk responsable COJER fii ci biir Thiès ñu war ko bàyyi rek mu nuyoo ak mbokki xarit ñu seetaan ci Thiès Info Assane asalaamaaleykum. maaleykum salaam Omar maa ngi lay nuyu di nuyu waa Thiès Info yëpp mais aussi di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan site bi ci àdduna ak ci Sénégal yëpp. alors Assane li ñuy weesu muy élection législative campagne bi ak résultat yi ak tey fi ñu toll mu nekk ay période yoo xam ne yëpp dañuy gis ay sargal ak remerciement jëmale ko ci président Benno Bokk Yaakaar muy seen président Macky Sall mi nga xam ne moom la yàlla dénk réew mi mais tey Assane campagne yi weesu na dem ngeen ci ay élection tey bu ñu doon def bilan bi Assane. bon tey suñ doon def bilan bi dañuy wax ni. lépp alhamdulilahi rabbil alamin ndax ni ma koy faral di waxee rek match de football la woon ñu soxla woon 2 points yàlla dogal na gagné nañu 2 points yi muy les 2 députés ñuy profité di leen sargal muy Siré Dia ak maire Fat Sène muy ñoo xam ni tamit aussi mérité woon nañu liñ leen def ay tête de liste yàlla dogal na ci mbaaxam jàll nañ comme ay honorable député aussi ñu ngi leen di sargal mais teewul responsable commune yi ak responsable département bi ku ci ne muy góor muy jigéen muy jeunes yi ku ci ne lal nga waroon a def nga ko ci engagement boo xam ni sans tricher avec tes propres moyens ak moyens yi ñu la jàppalee yépp def nañ ko ci. donc du ñu mën a def lu dul remercier population wu Thiès bi nga xam ni renouveler nañ seen confiance. ci président niñ ko defee woon ci référendum bi ñëwaat nañ confirmer ko léegi nag li des mooy ñu fexe ba maintenir le cap pour que en 2019 ñu ñëw gap bi nga xam ni moom moo des ci commune bi ñu jéem koo combler pour assurer une victoire éclatante ci élection 2019 bi. alors Assane yow bokk nga ci ñi nga xam ne bokk nga ci seen kàngamu parti ci wàllu ndaw ñi yàgg nga toog di def situation politique gu Thiès ne Thiès dafa fat maanaam dañ koo xoj ba nga xam ne Macky Sall yaakaar bi mu fi am toujours day yàkkeeku tey yaakaar boobu ak wàllu xoj beeg ci yenn responsable yi ni mel naka ngeen koy jàngatee. bon man sincèrement parler ci li ma dund ci campagne ren bii xawma am nañu mer wala ñu merul dans le parti. loolu kenn ku ne ak sa appréciation bopp mais man li ma dund ren ci campagne ak ni ma campagner man personnellement ak ñi ma doon àndal man depuis que ma commencé di politique ba tey mësuma ko def donc responsable bu ci ne li gën a yombal campagne bi li ci bokk mooy kenn ku ci ne fa nga war a nekk da nga faa nekk jéem koo assurer pour la victoire de Benno Bokk Yaakaar muy ci département bi le ministre Augustin Tine li ko waroon def na ko. mais au-delà de ça chaque maire muy Tassette muy Ngoundiane muy Kayar muy Thiénaba ku ci ne la nga waroon def fa nga nekk ak sa équipe def nga ko soo ñëwee dans la commune ci tête de liste départementale muy Siré Dia ñu bëri sax ñu ngi koy critiquer naan lu tax duggul ci département bi mais lu mokk ba pare loo moom ba pare yaakaar naa ni jarul sonn te nga am fa ay ndaw yu mat ndaw am fa ay maire yu mat maire am fa ay responsable yu mat responsable coalition bi am ko dans les communes départementaux jarul man jàpp naa ni jarul woon tête de liste di fa dem jarul Maymouna Sène di fa dem jarul Birane di fa dem ñun li ñu amoon comme objectif moo ñi des ci commune bi liggéey fi. yéen daal équation bi moo doon commune bi. waaw moo doon commune bi te commune bi tamit xam nga tey jii mu ngi mel ni Idrissa Seck sas waa Fatick commune de Fatick. ni leen fexe leen ba gagné fa Macky Sall xam nga loolu ay rêve lay doon ci moom wala nga dem Casamance dans la commune nga ni fexe leen ñu gagné fa Ablaye Baldé donte gagné nañu département de Ziguinchor mais la commune on l'a perdu loolu moom mooy réalité politique gu Thiès parce que soo ñëwee Thiès nous sommes dans l'opposition parce que président conseil départemental bi c'est Idrissa Seck commune ouest Aline Sow moo fi nekk comme maire réew mi la bokk nord Lamine Diallo réew mi la bokk est Pape Diop réew mi la bokk te maire yi dañu am proximité avec la population loolu déjà avantage la boo xam ni ñoom ce sont des résidents du ñu génn Thiès fi la ñuy xëy fi la ñuy yeewu alors que ñun suñuy responsable
dañoo am ay responsabilités au niveau national dañuy maaye au territoire national donc loolu désavantage la boo xam ni su élection ñëwee day feeñ mais commune de département bi nga xam ni sur les 12 communes ruraux 11 yi ñun la ñu àndal foofu dañ ko assurer à 100% parce que maire yi dañoo jege population bi loolu nga xam ni moom moo valable ci commune ruraux yi loolu moo valable ci commune au niveau de la ville parce que ay tenants ñi nga xam ne ñoom ñoo pouvoir bi àndu ñu ak ñun donc lii solution bi rek pour combler ce gap mooy ñu tenir fii nga xam ne fi la ñu toll kenn bañ a baisser les bras ñu takkaat suñuy ceinture continuer liggéey bi bañ jëm 2019 loolu rek moom mooy la solution. alors est ak ouest ak non résultat yi gis nga ni performance la parce que ñu bëri ñu ngi wax ni performance la parce que ay bureau la yoo xam ne Idrissa parti Rewmi wala coalition am dañ leen daan dóor yu métti ñu gis ne am na foo xam ne ay ballottage la mais am na centre yoo xam ne quand même da ngeen ko gagné woon ci référendum yi mais ci législative yi da ngeen koo ñàkk. waaw malgré dañu ñàkk ay centre ci commune bi mais résultat yi ñu fi daan am. en terme de voix soo ko totalisé delluwuñu ginnaaw dañoo jëm kanam te nit nag suy dox di xool kanamam di yokk loolu moom mooy yokkute xam nga dañuy wax naan Macky Sall gañewul lii ak nangam mais li am solo mooy chaque élection bu ñëw ñun fi ñu nekkoon en terme de voix suñu amoon 10 élection bii di ñëw dañuy am 15 bii di ñëw ñu am 20 loolu yaakaar naa mooy yokkute. ki dellu ginnaaw mooy ki ñu séqal langue gi nga xam ni moom depuis li ma ko waxee kii muy un leader national ñu ni diw mii kat leader national la ba ci yàgg ñu ni Idrissa Seck kat leader département régional la ba ci yàgg ñu ni Idrissa Seck leader départemental la ba ci yàgg ren ñu ni Idrissa Seck leader communal la yaakaar naa 2019 maag moom ñooy daje guy texe centre Aliba yaakaar naa ni 2019 Idrissa Seck su bàyyiwul il ne sera que un simple leader de quartier. mais Assane fooy def boobaa maire yi nga xam ne Idrissa da leen fi teg ñuy liggéey ay Aliou Sow ay Lamine Diallo ay Pape Diop ñu gis ne ñoom dañoo jàppoon ne sax élection yi moom moo gën a sax moo ëpp enjeu élection présidentielle yi ba ñoom ñëpp ñu muyee la maillot ba tey fa nga xamante ne dañ ko daan ñàkk ñoom ñu gagné ko tey muy toujours yenn centre yi ak tamit commune bi. non man li ma gis boog commune bi nga xam ne moom laa maîtriser dëkk fi muy commune ouest. Aline Sow moom lu fi Idrissa Seck ñàkk moom moo ko xañ ndax liggéeyu fi dara lu mu fi digee du ko def chantier yu mu fi entamé suñ nee 9 millions lañ ci def soo demee nga évaluer ko xam ne lii defuñu ci sax 500 000 francs loolu population bi ñoom ñoo koy dund jàpp nit ñi patante guddi patante bëccëg loolu lay liggéey. défaite bi li lay wan ni daf koo naqari bi ñu génnee ci élection yi dafa limogé ay employés mairie yoo xam ni dañ doon jàppale coalition Benno Bokk Yaakaar donc man jàpp naa ni man commune bi ma dëkk suñ fi amee recul dafa am ku ñu àndaloon muy en l'occurrence Thierno Alsane mu utiliser levier état ay moyens état dëgëral ci une base politique bi ñu tollee ci wàllu bindu yi mu fexe ba bind le maximum de personnes pour verser ko Macky Sall maanaam dañ koo joxoon ñun suñu alalu parti bi def ko coordonnateuru parti bi ni ko tabaxal ñu kër mu tabax kër gi ba pare ñu koy laaj caabi ji ci diggante bi ñu xuloo mu jël caabi ji jox ko sunu noonu. loolu moom moo ñu dal lu ñu ci du politiquement laay waxee. mais Idrissa sunu adversaire politique boog laa bëgg a wax parce que Idrissa du sunu noon sunu mag la sunu lépp la Ceesuwaa la comme ñun ku ñu respecté la mais daf ko yakkal te yakkal boobu sax moom Thierno au fond de son cœur soo xooloon biir xolam yakkal boobu sax àndu ci moom xolam àndu ci donte jëmmam def na ko parce que ku seedeel yàlla rek te yàlla tax xam ni moom àndu ci parce que. ku mën a wax tamit xam ni ñi sos APR ci la bokk nit nag mënoo koo sos ba pare xëy rek en moins de 3 mois nga bañ li nga sos donc moom malgré daf koo yàkkale ngir mer mais nag dooleel sa xalam xam ni ba muy ànd ak Macky Sall di politique du pour mu nekk ministre rek am na ñu nekkul ministre
ànd ak Macky Sall ba tey donc moom na delloo si xelam aussi bañ a sacrifier ñi muy àndal loolu moo am solo. alors Assane dañuy wax am na analyse boo defoon laata ñu dem campagne nga ne daal ndaw ñi jël nañ seen yaakaar teg ko ci Macky Sall mais pour yaakaar boobu gën a mën a dëgër maanaam stade Lat Dior mi nga xam ne dañ ko dooroon boobu ba léegi gisuñu dara jëm kanam dara jóg am na sax yeneen coow yu ci am ak yeneen infrastructure yoo xam ne yow interpellé woon nga président de la République mu soññ ñam ko dénkoon pour ñu mun koo gaaw a pare pour mun ko jébbal Thiès waay. xam nga li may wax ci problème stade Lat Dior ñun on a un gap de 9580 voix boo xam ni suñ ko amoon tey jii moom la ñu suñu wujju politique yi rawee woon tey jii jeunesse dafa am solo ci élection ak jigéen may interpeller aussi responsable bi liggéey bi Thierno liggéeyoon ci leket yi ñoom nañu toj leket yi def ko ay këll xam nga këll moo gën a dëgër leket ñu liggéey ci tuddee ko ay këll xéewal ñu liggéey ci benn ñaar mooy jeunesse yaakaar naa jeunesse bu engagé dañu war a doole la jeunesse su parti bi mais jeunesse bu engagé moom am na autour des leaders surtout ci côté tête de liste bi kuy wax na wax te yàlla tax parce que li mu créé ci ay emploi ci wàllu jeunesse ak li mu jàppale ASC yi ak Siré Dia ku wax rek na nga wax rek te yàlla tax ñu bañ a wax te bañ a parparloo soo gisee moom caravane yi mu doon def li muy drainer ci ay jeunes mag ñu tuuti lañ ciy doon sooy xool base politique gu Siré Dia c'est la jeunesse thiessoise parce que dafa créer emploi ñoom ñu gis seen bopp ci politique emploi chef de l'État loolu yaakaar naa ne suñ ci boolee àggale infrastructure bi nga xam ni moom mooy stade Lat Dior dina am solo ñun aussi man mii ci Siré Dia lañ may identifier ak keneen mais campagne bi ñun dañoo ber suñu yoonu bopp pour ñu am efficacité ànd ak l'entrepreneur BF muy Babacar Fall ñun jaaruñu benn yoon Siré Dia li mu yor néew mu bari jël na ci as tuut ni ñu am lii maa leen ko jàppale mais Siré Dia moom ba campagne bi jeex yaakaar naa ni benn yoon la ñu gis man may Birane muy Ibou Diouf ak ñi àndal parce que ñun dañoo amoon lu ñu doy soxla. maanaam yéen stratégie politique ngeen defoon. Birane dafa campé à Cité Lamy ànd ak le ministre Ibrahima Wade mu dooleel ko foofu mais au moins yàlla defal na ko sutura école Cité Lamy ñetti bureau yi ñu fa gagné benn bureau bi bureau Birane la ñun dañoo amoon lu ñu doy soxla. le jeune Birane Mbaye ñu wax président aussi mu dooleel ko leneen li ci des mooy ñun à Grand Thiès mais doo am ténor bu toll ni Thierno mu leer ni la kii du la jàppale neutre na day xeex ngay bàyyi base politique boobu muy centre bi gën a rëy ci Thiès Ouest. Aliba ak Thierno Siré ça vous fait plus de 22 bureaux de vote nga koy bàyyi di dem ci leneen te léegi tey jii gap liñ fa liggéey Thierno moo nekkoon foofu man duma wax pour lu neex nit Thierno moo nekkoon Grand Thiès di fa liggéey bu am solo gis nga BF su ñëwul woon Grand Thiès xam nga ñaata voix lañ fay am. non 2 dinañ am lu ëpp 2 mais duñ fa passer 100 voix ci sur les 22 bureaux de vote man damay wax te yàlla tax Mada boo ngi fa maa ngi fa. mais également Maïmouna Sène mu nga fa. keneen a ngi fa mais soo ñëwee le jour du vote nga gis ci centre bi man Madabo Maïmouna Sène Ndiaye bu AFP Ndiol Mbay Baye Fall nga gis ni que ñii par rapport ak li fa réew mi déployé ci ay nit ay responsable yu am taxawaay ak ñi nga xam dañoo àndoon ak Thierno yor avec yi ay femmes yu am taxawaay ak ay jeunes contre ñun ñooñu ma la limal su fa Babacar Fall ñëwuloon en renfort affaire bi day ñaaw résultat yi gën a yées kon waxuma la ci département de Thiès de mais ci Sénégal école Aliba lañ koy amee donc kon président moom it amoon na vision wala yàlla defal nañu sutura ba bato ba muy dem mu indil ñu beneen bato bu costé muy BF ñu koy encourager au nom de la coalition Benno Bokk Yaakaar parce que mouvement de soutien la yor mooy profité waale ci occasion bi di féliciter tous les mouvements de soutien muy BF muy Pascal muy Ablaye Dieye surtout Ablaye gis nañu pendant les élections dafa ànd sax ak waa kër Siré Dia yi
nekk benn jël t-shirtu Siré Dia sol ko loolu dafa am lu muy wane loo xam ni waaw bu siggi jot na mu am lu mu wane lu am solo wane ni bennoo bi responsable yi di woote dëgg la ci ñoom Pascal fële lay voté caajaay mais dafa dem voté ji aller retour ñëwaat taxawaay bu am solo loolu yëpp bëggoon li président bëgg muy ñaari nitam ñooñu mu investir ñu jàll muy honorable député Siré Dia ak maire Fatou Sène mais muy profité di lancer appel président de la République. mais Assane xam nga tey bu ñuy wax booy lancer appel bu ñuy wax léegi da nga tudd mouvement de soutien yi bu njëkk dañoo ne woon Thiès nekk na coono nekk na jafe-jafe pour président Macky Sall parce que ñëpp la woowoon pour ñu jàppale ko ci Thiès tey bu ñu demee. ba tey ñu gis ni président sóoraale na mouvement yi invité leen waxtaan ak ñoom tey wax nga ni yaa ngi leen di féliciter mais est-ce que ñoom apport bi ñu indi tey est-ce que bokk na ci li tax yéen ngeen jël raw gàddu bi. mais li ma la wax ci kaw Grand Thiès su dul woon Thiès sur les rails du développement nga xam ni ay reenu mouvement bi foofu la ñun duñ fa am dara loolu dañ koy reconnaître donc loolu liggéey bu am solo la dañ fay def liggéey bu am solo moo tax ñu leen di tudd. moo tax tamit parti bi boole leen ci lépp ci processus bi yëpp. loolu dafay tax ñoom it ñu invité leen ñu bañ a baisser les bras. loolu moo ci am solo li may lancé mooy président mooy Siré Dia xam nga Thiès waaye dañu nekk ci doute. ñii ni Siré Dia day dem assemblée ñii ni day dem poste. day nekk poste maanaam directeur général poste la. dafa am danger bu ci nekk bu nit ñi xamul. man bokk. su ma li may ñaan président mooy su ko mënta jox portefeuille ministre bu am doole jël Ndiasse Ka yóbbu ko assemblée. waaw suppléant su mënta def Siré Dia jox ko ministère bu am doole mënta jox Siré Dia mënu ko wala mu jox ko président assemblée nationale wala mu boole ko ci ténor yi nga xam ne assemblée dañ fay def di dindi nañu ko bàyyil poste. xam nga lu tax 2019 bi ñu jëm base bi Siré Dia yor dañ koo soxla te su naree nekk un simple député en l'Assemblée nationale loolu gis nga 10 000 voix yi ñu war a combler suñ ca àggee duñ ko mën a combler parce que Siré Dia am na une base politique réelle à Thiès te amal na aussi njariñ Thiès waaye suñ ko nangoo ak suñ ko bañee ASC yi kenn mënu ko ci jàkka yi kenn mënu ko ci. femmes yi kenn mënu ko ci jeunesse bi kenn mënu ko ci yéen di ngeen parce que li ñuy wax tiit daal ñu jël Siré Dia yóbbul ñu ko assemblée. waaw comme un simple député di voter ay loi kese loolu lim ñu nekkal jamono jii mënal ko Thiès waay mënal ko jeunesse su Thiès mënal ko ASC yi mënal ko le mouvement nawetaan mu rester à la poste moo ñu gënal su ñu amee nag portefeuille ministre bu am doole ñu jël ci moom. su ñu amee président assemblée ndax tamit kuy kii li olof naan kuy ràcc jëmale sa kanam mu dëll loolu moo ci nekk mënuñu mu am base bu toll noonu ñu xëy naan honorable député rek mu ñëw gaare oto bi rek ñu naan honorable député loolu moom jeunesse su Thiès man je parle au nom de la COJER. kon daal yow da nga gis ni Assane loolu danger bu mag la de. da nga gis ni kon Siré Dia député rek. te nag amalul njëriñ waa Thiès quoi. nit ñi du ñu bàyyi ba ñu def ko simple député. ñu naan affaire bi danger la dañuy alerter léegi parce que président instant bi ci lay nekk ci ay calculam commune bi tamit soxla na ministre. ay ministre soxla nañu ay ministre chargé de mission yi nga xam ni dañoo àndoon ak ñun dem dans l'opposition na ko président jël dooleelee ko jeunesse bi wala yeneen jigéen loolu mooy dëgg on est en politique affaire yi jarul ñu koy raayal. lu mu fi mën a dolli ci chargé de mission mais ñooñu est-ce que liggéey ñu woon pour président am ndam. non man li may wax làqatuwuma nëbbatuwuma maire Sané Daaru Salaam chargé de mission à la primature liggéeyaluñu Idrissa Seck la jàppale Awa Doucouré Madina Fall Idrissa Seck la jàppale mënuñu laa def chargé de mission président moom moo koy fal wala PM big la ak feuille nañu jël affaire bi baare ko dugal fa ñeneen ñuy liggéeyal kenn du dundal sa noon maanaam daal yéen ci xeex ngeen ne quoi. non du xeex principe la
man mënumaa nekk ci kër gi nga yor ma di ma jox añ reer ndékki saa su ne fa ngay jëlee dépense ma jaar fa di ko yàq bu ma la wooyee tool nga toolu bàyyi ji. waaw bàyyi sama tool mais dama laan la damay nangu sama ileer nangu yépp su ma la mënta génnee kër gi nag kër gi mooy Sénégal ma bala fi lu ñu def en généralité ñëpp bokk ko mais li ma nga xam ni moom sama cëru bopp la sama kilifteef laa ci coppi jox la mais na ko président nangu. alors jox ko ñeneen. alors Assane résultat yi ngeen am fii ay 40 et quelques % ñu bëri ñu ngi wax ni bu ñu xoolee bu ngeen téye nii ba présidentielle yi Macky Sall lay dem deuxième tour est-ce que du ngeen am tiitaange tey ci li ñuy wax opposition bi réunie ñëpp parce que ñenn ñi nee nañu Manko Taxawu Sénégal ak Manko Wattu Sénégal ak yeneen coalition yi bu nu boole woon nekk benn kon tey Macky lambaay ñaaw. xam nga loolu ñuy wax exemple bi gën a ndaw ci département de Thiès. Manko ak Wattu suñu boole woon seeni voix ñoom ñun ñoo leen di raw ba tey dañ leen rawee daanaka 11000 voix loolu réalité boobu moo nekk Dakar moo nekk Mbour moo nekk Xombal moo nekk ba Casamance dañuy wax rek loolu ay théorie la théorie kese la mooy ñun liñ doon def bi ñu jógee ci élection yi doon nañu wax ni bi ñu génnee ci local yi naan ñun suñu boole woon suñuy doole kon tey ñun ñooy nekk maire ñooy yor maire yi. loolu théorie la ci xel la rek ay calcul la nii rek mais réalité bi président li mu def ci biir département de Thiès ay dëkk yu ñu électrifié village waxuma la exemple bi gën a ndaw rek les villages rattachés de Thiès nga xam ni ci nguuru Macky Sall la ñu amee courant ñu ci remercier waale DG Sénélec mais son chef centre ouest délégué régional def na ci liggéey bu am solo. loolu ñu ngi ko ciy remercier waale loolu tey jii village rattaché yëpp ñun ñoo ko gagné loolu moo répercuté wu dans le département dañ faa def ay réalisation nit koo xam ni ci gannuus nga daan daw ak sa sareet wala sa tànk nga ñëw jaar fa léegi ak piste rurale nga daan chargé ci sa portable ay kilomètres di yóbbante batterie di am ñaari batterie ñu indil la courant indil la internet indil la bërëbu fajukaay loolu ñu def ko à travers le PIDC loolu bilan bu taxaw la nga dugg dans les villes frontalières avec le Puma nga xam ne ñooñ dañ leen a fàtte woon soo demee Porokhane tey jii lañ fay def ci investissement Nioro nga xam ni dañoo changer visage u dëkk yooyu pont yi ñuy def Ndioum def ko Casamance def ko fleuve Gambie def ko ci fleuve Mauritanie loolu en 2019 kenn mënuñoo tere falu incha allahu rabbi waxuma la lool sax Ila Touba bii demal Kër Massamba Gueye fi tali bi jaar ñu ngi ñuulal tali bi Ila Touba bi nga xam ne gars yi ñoo wax ay rêve la nii may waxee ak yow émission bi su la neexee su émission bi paree ñu ànd ma dawal sama oto ci kaw Ila Touba léegi nii fii ci Thiès te loolu dafay am ay dafa am lu ñuy jural. très bien Assane ñu ñëwaat képp ku dem xare boo ñëwee dañ la ne jërëjëf tey président Macky Sall bëri na ñu mu jëloon sóob leen ci langue politique bi fii ci Thiès pour ñu jàppale ko ginnaaw bi nga xam ne tey am na ndam ñooñu mën nañ xaar ay récompenses yu jóge ci Macky Sall ñëw ci ñoom. ah mais ku dem tool nag liggéey ba sonn su la laax bi fekkul foofu ci tool bi xanaa soo ñibbee ci kër gi borom kër gi soo sangoo ba pare nag ba sol sa yére xanaa leen kaay leen lekk laax boobu nag ci la ñuy xaar Macky mooy li ma wax sànq lekk laax bi jeunesse bi ñu ngi xaar lekk laax ñi nga xam ne ay PCA lañu mooy li ma évoqué sànq ci kaawu Siré Dia tey jii docteur Ndiaye li muy sonn mais un simple PCA xam nga ni li muy entretenir base politique boobu jógewul ci simple PCA bi war nañ koo dooleel nañ waxta yàlla tax war nañ koo dooleel jigéen bu am taxawaay dans l'Alliance pour la République amul te gis nga femmes yi ni ñuy sonnee di def ay tee débat ñoom Assou Gueye Ndiaye ñoom ay lu ne femmes yi def nañu lu ne muy est muy jigéen ñi ànd ak Siré Dia mooy ñi ànd ak Omar Diop muy ànd jigéen ñi sonn nañu seen jom ak seen fulla ak bëgg lu baax moo leen yóbbu jeunesse su parti bi à part Lamine Ngom chargé de mission kan moo fi amaan doom ba tànk kenn ñëpp nekkoon ci terrain bi ñëpp a ngi ci terrain bi. ren moom ñëpp sans tricher man su tricher amoon même Siré Dia mi may nga xam ni moom mooy sama kilifa dëgg su tricher amoon man leen dafa tricher parce que man li ma ñor mooy une victoire
du président de la République pour l'émergence de ce pays man loolu moo ma ñor gis naa engagement wu tous les leaders na tamit gën a encourager mouvement de soutien yi ñu bañ a baisser les bras. mais ñooñu xanaa dina defal ab récompense mouvement de soutien bi mu am Thiès. waxuma la mouvement de soutien ak PCA ak jeunesse femme ñun ñëpp ñu ngi xaar. lépp nag daanu dajul suuf. mais li mu war a gën a seddalee suñu xol. mooy mu accélérer ñu travaux stade Lat Dior loolu dafa nekk fierté boo am su amee ñun dañ koy jël en tant que des jeunes ndamoo ko dañ koy def arme boo xam ni arme bu fatale boo xam ni aussi dinañ ko mën a convaincre de plus jeunesse bi nga xam ni moo des mais aussi may fàttali sama inquiétude ci Siré Dia suñ ko mënta yokkal nekk ministre mënul nekk président assemblée nañ ma ko bàyyil poste. maanaam daal la nga xam ne moom dem na ba liggéey ko tey ba am ko ci base. ok poste la ko amee. waaw kay tey bu ñu ko jëlee def ko ab député mu nekk assemblée di tàcc wala di yëkkati loxo rek. di voté ay loi moom base boobu lu koy entretenir dootu fa nekk day naax saay. te 2019 dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo compter ci ñoom. maanaam seen yaakaar. waaw parce que le choix bi président def xam nga président moo ma gën a renseigné moo gën a renseigné Ndiaga Wade moo gën a renseigné Mamadou Ndiaye moo gën a renseigné Omar Diop. xam nga su demee ba jël Siré Dia ni mooy bon choix bi pour diriger équipe gagnante bi jël Fatou Sène ni jigéen bi tamit donte ku ci ne mérito na ko waaye naa teg ñaar ñii su ma tegee ñaar ñii nit ñi moralement dinañ ko nangu Thiès am naa fa équipe boo xam ne suñu àndee ñoom ñii ak ñaar ñii dinaa gañe loolu yàlla dogal ko yàlla mooy joxe ndam jox nañu ko léegi nag dañu compter waat ci kooku pour am 2019 ay résultats yu baax dans la commune te dañ cee yaakaar Siré Dia comme niñ ci yaakaaree ñeneen ñi rawatina aussi les mouvements de soutien. voilà seen émission bi jeex na lan mooy doon say kàddu yu mujj. sama kàddu yu mujj daal mooy maa ngi féliciter tous les responsables man du ma sëkk jëf. Siré Dia nga xam moom mooy suñu leader moom la ñu waroon a àndal di campagne guddi ak bëccëg wax naa leen ci biir émission benn yoon la ñu gis yëkkati alal ni ñu lii maa leen ko jàppalee. parce que xam na suñu compétence xam na suñu mën-mën Mamadou Thiaw maire de Tassette donte jàppale nañ dafa ñëwaat sóobu ci commune bi moom ak Mbaye Dione le maire de Ngoundiane Ablaye Dieye on le remercie Pascal on le remercie mais Matar Mbengue ak Omar Diop ñoom ñëpp dañoo jël ay carburant jël alal jox ñu mën a doxal mais nag loolu damay ak le ministre Ibrahima Wade nga xam ni chaque jour du tëdd te woowuñu ñun wax ñu laaj ñu ay conseil laaj ñu lu muy def te Thiès yëpp gis nañu ren engagement bi mu am mosu koo am ci terrain bi. Ousmane Ndiaye ñu ngi koy sant ñun gisuñu ko xamuñu ko dégguñu ko mais jàppale na président de la République loolu moom moo ci ñor participer na ba ñu am victoire mais nag cant gi nga xam ni nag man sama cantu bopp la. à part bu ma sant le DG de la Poste. à part sant bu ma ko sant ci liggéey bi mu liggéey. ak li mu jàppale président. mooy le président Babacar Fall. président mouvement Thiès sur les rails du développement man sama oto carburant bi moo ko yor pendant toute la durée de la campagne lépp fu mu mënta dem dina woo Edouard woo ma ni ma demal ma fa loolu marque de confiance la ma ànd ko ak ay nitam donc moom mënuma def lu dul remercier ko parce que dafa ñëw jàppale ci président mais bi mu jàppale see président man la jàppale si ndax maag moom ñoo bokk benn commune benn ba pare ñu bokk benn quartier bokk benn yaakaar muy Serigne Lamine moom sëñ Mbàkke Madina mais aussi di sant sama équipe bi xam nga ñun ku ñu gis ni ñetti doomu Penda Naar yi ñii ni gars yi ñii ni booy yi lu ne la ñuy wax. waaw ñii ni dañuy dóor mais li am solo. mooy ku waat rek ku wax rek te yàlla tax xam ni ndamu président rek la ñu bëgg te bëgg xam nga soo gisee nit ñi jaaxle ci ñun mooy ñun dañoo bëgg affaire yi doon benn. équipe boobu may àndal muy Birane muy Ibou Diouf ñun fexe nañ ba mouvement de soutien yépp xamante nekk benn fexe nañ tamit ba mouvement de soutien ak parti yi nekk benn loolu ñun ñoo ko dox jaaree ko sunu mag Abdou Mbow ak docteur Ndiaye loolu sant yàlla la
département bi mënu amul maire bu ñu fi xamul amul maire bu ñu fi seqalul jàmm loolu mooy rôle lu jeune mais jeune warut a campé wu fenn rek ñu koy doyee di jaxase ak ruube da ngaa war a fexe ba parti bi mag ñi doon benn jeunesse bi doon benn jigéen ñi doon benn luy yàq nga jóg defar ci ku ñu gis ngay xeex président ñu boole la ku ñu gis ngay jàppale président ñu encouragé la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox nit ñi rendez-vous sur le terrain nañu dellu si ci terrain bi leaders yi aussi ñu ngi leen di wax seen téléphone yi ni ñu ko ubbee woon ba nit ñi mën leen a jot ci campagne bi bañ ubbi seen buntu kër yi nit ñi mën leen a gis nañ ko continuer noonu loolu mooy delloo Ceesuwaay njukkal loolu mooy ngor loolu mooy fulla loolu mooy fayda ay nit suñ la jàppalee ba nga am ndam dangaa war a dellu ci ñoom périodiquement sax ci loolu pour que ëllëg nga amaat lu ëpp la nga amoon ñu ngi remercier aussi le coordonnateur départemental le ministre Augustin Tine comme ni ñu gërëmee Siré Dia en tant que tête de liste départementale wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokkee xarit ñu doon seetaan di ñu déglu ci émission politique ci Thiès Info ak Thiès TV ñu doon dalal Assane Mbaye lii moom mooy émission bi nga xam ne moom ngeen doon xaar dinañ jóg di daje ci beneen numéro incha allah.